sama waajee ma leen gënal dama leen kóoru soon na wax Abdou Mbaw tam ya néew na waaye yéenam rey na Cees kaay Ablaye jeey ma samba nga toog bay ba yaaraay Babacar Fall beer Diouf ñoxo baay gorsi Mor Njaay Mbay suñu mag ji teral nga ñu Mor Njaay Mbay bépp la du yomb billahi bépp leen yombul ñi ne woon du ko mën ak ñi ne woon du ko def way bi mu ko defee nu ñu def ñi Abdou Mbaw rek ji maa ngi lay tegal naw naa la Macky Sall mooy jàmbaar war si may di ko waj Macky ragaloo Ahmed Mbaye ñi ragal ki ragal Cees la dëkk leer na ki ragal Cees la dëkk leer na te daw na ay soriñu dawal yow soriñu ndaamal Kajoor nga ni lan dawal te soriñu ndaamal Kajoor fii doo fi naane ñeex ndaamal Kajoor fii doo fi naane ñeex ndaamal Kajoor fii doo fi mu Njaay Caw laa bëgg a wax mu Njaay Caw ca ko Abdou Mbow dikkal loo wax noonu la Cheikh salaamaaleykum mbokki zone nord bi yëpp maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam monsieur le président Abdou Mbow monsieur le directeur de cabinet du ministre des forces armées Demba Diouf monsieur Mor Ndiaye Mbaye responsable politique APR zone nord cadre à l'ARTP monsieur Abdoulaye Dieye président de Siggi Jotna madame Seynabou Ndiéguène président du conseil d'administration du petit train de la banlieue la délégation de monsieur le conseiller diplomatique Maguette Seye la délégation de monsieur Babacar Fall, mouvement de soutien à Thiès, honorable invité maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di kontaan ci seen teewaay fàttewuma kenn maa ngi ci boole délégation monsieur Omar Diop responsable politique APR ici à Thiès Nord kontaan naa ci seen teewaay di leen xamal ni nii rekk la tey ndaje bi li ko waral ñaari pàcc dong la bi ci njëkk mooy kenn umpalewul ni le président son excellence Macky Sall dafa woote année 2018 année sociale ñu nekk ci keppaaram ñu ni kon dinañ ci ànd ak moom jàppale ko ba population yi nga xam ne ñoo féete fii ci zone nord xam ni li ko ñor mooy askan wi gis seen bopp ci li mu yor ginnaaw am na ñu ko nekkal ci gox yi ma nekkal ko man fii ci zone nord ma ni gannaaw loolu la woote nañu ci bay suñu waar def ci lu am solo ba nga xam ne ñi ko yeyoo dinañ ci gis seen bopp xam ni lépp mu ngi jóge ci moom ndax Sénégal rek moo ko ñor loolu moo tax tey ñu woote volet social bi mën a distribuer li ñu fi indi ci ceeb man ko jox xale yi nga xam ne ni dañu am loolu ñuy wax malnutrition wala mag ñi nga xam ne dañu faible ñu jox leen ko ñu jëfandikoo ko ci seen biiri kër mais dañ ni duñu yam foofu ndax ku wax social di nga wax wér-gi-yaram ñu ni kon nañu accompagner les familles ginnaaw bi président Macky Sall taxawalee bourse familiale bi ak couverture maladie universelle ñu ni nañu àndandoo ak moom ndax moom wane na yoon wi ñu jël en charge des familles fii ci zone nord ñu mën leen a toppatoo ñuy faju ci bu ñu feebaree ci lu toll at ñu jël ko ci suñu initiative bopp àndandoo ko ak la mutuelle de santé de Kër Cheikh Taaxi Kaw ak Kër Maam El Hadj mais bu loolu weesoo am na liggéey bu am solo bu ñu jotoon a liggéey ak femmes yi fi ñëw tey je pense que li may wax yéen a ma ko gën a xam ndax li fi nekk ci groupement ñëpp daj na financé nañ leen ba tey ñu mën a demal seen bopp te loolu dañu ko def ci ndigalu président Macky Sall mais également ci ndigalu
suñu camarade de parti yi nga xam ni ñoo nekk ci instance yi gën a kawe ku ci mel ni le président Abdou Mbow ñu def ko pour askan wi mën a gis seen bopp. mais loolu yëpp bu ñu koy def nag dafa fekk dañ ñu dooleel mais ki ñu dooleel kon war nañu góorgóorlu ba nga xam ne li mu bëgg ci réew mi war na ko mën a am ndax ku xam le président Macky Sall xam ne il a beaucoup d'ambition pour ce pays. président Macky Sall tey dootuñu wax bilan ndax li mu def dafa ràññeeku ndax ku ubbi sa bët xool di nga ko gis. ñu dëgmal élection présidentielle yoo xam ne nii dañ ci war a ànd ak moom pour mu am ñaareelu mandat mais ñaareelu mandat boobu pour mu am ko il faut que askan wi jóg àndandoo ci ak moom joxaat ko ko niñ ko ko joxe woon mais cette fois-ci ñu joxaat ko ko jox bu gën a leer mooy mu gagné dès le premier tour te du am laam-laamee. mais président Macky Sall pour mu mën a gagné premier tour dafa soxla ñu mel ni ñun kenn ku nekk fi nga nekk nga bay ci waar wi lu am solo. umpale wu leen di centre bii ñu tiim di centre mu Ndiaye Thiaw man maa fi nekk te war nañ ko gagné te yaakaaruma ci kenn ku dul yéen. yaakaaruma ci kenn ku dul yéen te war nañ ko mën a gagné ndax ndam li bu ñu ko amee lu mu yaatu 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 taaxi kaw kër Cheikh wala kër Maam El Hadj waru ci des ginnaaw. ñu bëgg ngeen farlu gën a takku ñu àndandoo topp ci ginnaaw président Macky Sall. bu ko defee ñi nga xam ne dañoo bëgg li mu yor te amuñu programme coowu kese lañ yor ñu mën leen a duma yu leer nañ ndax président kat moom li muy def àndu ceeg coow mu ngi liggéey yéen a ngi gis mu ngi leen di jàppale yéen a ngi gis lii bu ñu ko mënee moom moo tax. te umpuleen nit ñi nga xam ne nii ñooy xëccoog moom juróom Cees la ñu dëkk te juróom ñooñu amuñu lenn lu dul contestation wax nag moom dafa yomb. suñu borom sax fayul wax bàyyi jëf yaakaar naa ni kon yéen du ngeen fay wax bàyyi jëf en tout cas maa ngi leen di sant di leen gërëm gis naa taxawaay bi boobu ba léegi yéen a ngi ak man fu ma taxaw ngeen fa fu ma nekk yéen a ngi ci sama wet waaye dafa am loo xam ne dafa des dama bëgg liggéey bi ngeen gën ci farlu ñu àndandoo ak suñu camarade responsable yi nekk zone nord ku ci mel ni suñu sœur suñu xarit Seynabou Ndiéguène di liggéey bu am solo di jigéen ju man góor ñu àndandoo ceeg suñu xarit Mor Ndiaye Mbaye di ci liggéey bu am solo ci waar yi mu féete fële ci Medina Fall ndax kat li ñu dégmal li mu laaj mooy ànd je pense que bu ñu àndee nekk benn lu ñu dégmal wala ñu song ko dinañ ko daan kon nag appel bi loolu la nañu farlu ci liggéey bi àndandoo bañ a naxante parce que loolu mooy lu am solo te xam naa ni lii ñu bëgg yéen jigéen ñi am ngeen ci waar am ngeen ci loo xam ne nii bu ngeen ko defee président dina am ndam maa ngi leen di sant di leen gërëm mais nag président Abdou Mbow ñu ngi lay yóbbante ci président de la république mu gën a bàyyi xel ci zone nord gën a bàyyi xel ci ndaw ñi ndax ndaw ñi soxla nañu liggéey gën a bàyyi xel ci jigéen ñi ndax jigéen ñi soxla nañ financement yu ëpp li ñu dem ndax ñun suñu doole dafa am fu mu yem mu dooleel ñi fi nekk bu ko defee ñu dooleel ñi ci suñu ginnaaw ñun nag suñu engagement ci APR amuñu ci laam-laamee waaye suñu combat li ko gën a waral mooy askan wi feebaru askan wi mooy suñu bos tawati askan wi mooy suñu bos te yow Abdou am nañ ci yow yaakaar ndax ñun ak yow démb la am na lu bëri loo xam ne fekk nañ ko fi te séq nañ ko am nañ yaakaar ci yow ñu kontaan nañ lool ci sa teewaay maa ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah. damay tàmbali di sant di gërëm ak di encourager suñu frère Mëlëy ndax Mëlëy yàlla def na ñun balaa ñuy xamante woon nañ démb boobu politique amul tey doog a ñëw yàlla àdduna di dox ba tey ñu daje ànd di jàppale président Macky Sall tey jii taxawaay bi ñu fi taxaw dafa doon taxawaay bu am solo parce que bërki démb xale yi dañ doon def li ñuy wax don de sang démb ñu taxaw fa lancer un appel à l'unité des responsables ne leen nag à partir de démb dëgg la daan nañ ko def mais dinañu continuer di ko def tey bu ñu ñëwee fii président Nabou Ndiéguène taxaw fi directeur de cabinet Demba Diouf taxaw fi suñu mag Mor Ndiaye Mbaye taxaw
Omar Diop waroon fi taxaw yónnee suñu frère Abdoulaye Dieye bi nga xam ne liggéey bu am solo bi muy def ci biir dëkk bi ñëpp xam nañ ko taxaw bee yónnee ñu gis ne responsable yi nga xamante ni nii ñoo nekk ci gox bi te am ay gàllankoor tey muy le ministre Maguette Seye am magam nekk fi ay responsable am nekk fi Faye wax na sànq ci kàddoom jàpp naa ne suñu amee taxawaay bu mel nii ci biir dëkk bi lépp lu ñu song dinañ ko daal parce que politique dëgg la dañu koy def pour askan wi mais askan wi nga xamante ni moom la ñuy représenté jàpp naa ne bu ñu bokkoo booloo nekk benn dinañu gën a jox seen bopp parce que tey Mëlëy lii mu def ci goxam képp kuy responsable lii nga war a def ñëw ci base bi waxtaan ak nit ñi li nga am nga bokk kook ñoom te li nga mën nga def ko te la ngay wax it mu doon loo xamante ni lii lu wér lay doon parce que nekk ci ay nawle dëkk ak ñoom dig leen loo xamante ni ëllëg soo rombee ñu ne accam gor bu nekk war naa mën a daw loolu te Mëlëy yàlla def na li nga xam ne wërsëgam la mu jël ci ñëw bokk kook askan wi ñi nga xam ne ñoom ñooy ay dëkkandoo nit ku mel noonu jàpp naa ne bu dee noonu lay doxee fépp fu mu leen woo nag war ngeen ko wuyu woote nag neex na wuyu ci tamit neex na waaye li gën a am solo pour mu gën a am doole wax na leen ko léegi mooy fii mu dëkk su élection jotee su ngoon ñu ne viiw waa Mëlëy ca Mandiaye Thiaw parce que loolu nag bu amul gàcce la te nit nag su fekkee da ngay ànd ak moom guddeeg bëccëg loo soxla mu taxaw ci bu élection jotee nga dem def neneen jàpp naa ne góor gu nekk war naa mën a moytu loolu te nit nag soo àndeek moom mu doon sa mbër nga ne moom ngay jàppale war ngaa mën a bañ mu am gàcce parce que li ngeen mën moom mënu ko mooy dem ci nit ñi wax ak ñoom inscription yi passé na bu élection jotee ñu mën a ñëw woteel ko parce que woteel président de la république mooy jàppale Mëlëy parce que foofu lay sukkandiku gën a am loo xamante ni dina mën a jàppale askan wi te moom ku ko xam ne li nga xam ne yàlla nga ko koy jox mi ngi koy bokk ak askan wi mi ngi ciy jàppale askan wi surtout jigéen ñi yéen jigéen ñi nag dañuy wax mention spéciale ndax ku gis seen taxawaay ku gis seen yëngu ku gis seen takku xam ne yéen ñi pare ngeen pour que en 2019 ngeen jox une majorité fii au président dès le premier tour li ñuy wax nag dégg nañ ko parce que président de la république moom li ko ñor mooy Sénégal dem ci kanam waaye ñu nit li ñu ñor mooy Thiès aussi jëm ci kanam moo tax li ñu fi wax lépp Mëlëy wax ko Ablaye wax ko Mor Ndiaye Mbaye wax ko dinañu ko yeggale président te jàpp na ne li nga xam ne commencé na ko fii ci dëkk bi parce que nag aussi ñun ñëwuñu rek di leen wax jàppale leen président parce que dañoo bëgg ngeen jàppale ko déedéet parce que dañu gis ne 2012 ak léegi financement yi ñëw ci jigéen ñi lu takku indi na ko ci jigéenu Thiès gis nañ ne 2012 ak léegi tali yi ngeen gis ñuy defar ci dëkk bi yëpp am na ñoo xam ne ñi ngi fi nekkoon pendant 10 ans yor mairie bi defaruñ fi meetaru tali tey jii ñi ngi wër ci dëkk yi naan ñooy defar tali yi benn tali defaruñ ko tali yi ngeen gis ñuy defar ci dëkk bi Promoville la Promoville loolu programme président de la république la du benn maire commune d'arrondissement bu ko fi defar loolu dama bëgg ngeen xam ko parce que nag aussi naxe dafa yomb parce que nag aussi bi ñu leen joxee maire yi ba léegi amul benn mètre tali boo xam ne defar nañ ko président de la république moo fi indi programme Promoville te bëgg nañ aussi wax ko mu yegg si ba law fii ci zone nord parce que jàpp naa ne ñoom it soxla nañ di wax ne gis nañ ne Thiès léegi nekk na ville universitaire parce que fii ku fi musa am bac ba ci ñun ñii nga xam ne ñoo gën a féete ndaw dañ doon dem Dakar jàng tey di nga am bac toog fii ci dëkk bi jàng ba pare te doo génn dëkk bi dem Dakar ñi ngi fii di fi defar ISEP muy institut des sciences de l'enseignement professionnel
ENO am na fii université Thiès léegi nekk na une réalité polytechnique Thiès mi ngi fii gis nañ ne tey ENSA moom waxaale moo ko parce que depuis 1960 ci magistère du président de la République lañ fi yokkee ay classes donc loolu mu doon des réalisations yoo xam ne président de la République moom moo ko fi def donc kooku war nañ ko mën a jàppale yàgg nañu jooy les chantiers de Thiès sous Ablaye Wade président de la République bu mu ñëwee chantier de Thiès yi ku ne gis na ne cinéma amitié fi mu nekkoon eggul woon ci chantier de Thiès yi la bokkoon président eggale ko def ko auditorium ñu jox ko université tey jii stade bii di stade Lat Dior ñaata at ñu koy jooy bientôt pare na te système bi fi am muy gazon bi ak système robotisé bi Sénégal yëpp ñoom rek ñoom ñoo ko fi am te bientôt ils vont livrer ça gis nañ ne chantier yi nga xamante ni yu bari commencé woon na fii ci dëkk bi ñu koy jooy temps Abdoulaye de président de la République àggale ko donc jàpp naa ne bu fekkee ne am nga nit ku mel noonu mu ñëw di jàpp ci sa dëkk nag ña fa dëkk li ñu war a def mooy jóg jàppale ko te gis nañ ne élection yi passé pour la première fois jox nañ ko une majorité Benno Bokk Yaakaar est aujourd'hui incontestablement la première force politique du département de Thiès parce que les dernières élections du département organisées élection législative la ki nga xam ne moom la ñuy wax ne Ndamal Kajoor moom moo jiite woon liste ba te dañ koo duma rawee ko 30 000 voix loolu moo tax nekkul député donc tey jii la première force politique à Thiès c'est la coalition Benno Bokk Yaakaar donc ñun amatuñu lu ñuy tiit li ñu war a tiit mooy les démons de la division démb laa waxoon ne dinañu jóg fu nañu dem fa ànd dañuy wax responsable yëpp ñu jóg dem sur le terrain la main dans la main te yàgg naa di wax ne mën a joo gis dañ la ko jiiñ il faut que nit ñi booloo fàtte seen bopp parce que yàlla rek moo am kattan yàlla rek moo mën yàlla mooy joxe kattanam mooy joxe palam moo koy jox ku ko neex donc jàpp naa ne su fekkee ne ñun tey jii war nañu mun a liggéey ensemble à Thiès rien ne pourra nous arrêter et je pense que c'est dans cette union loolu la ñu président sant loolu la ñuy def te loolu la ñuy continuer incha allah ba yàlla may ñu ci ndam donc notre frère Moulay ñi ngi lay sant di la gërëm di la encourager parce que nit koo xam ne mënoon na ne awma ndombo tànk depuis may jàppale président de la République damay taxaw damay sonn mais tey ñàkk ndombo tànk bi ci la gën a am Pastef ñàkk ndombo tànk ci la gën a farlu ñàkk ndombo tànk ci la gën a am liggéey donc ñii ay exemple lañ pour ñi nga xam ne tey dañu yor ay responsabilité sama consort gi parce que tey mën nañu wax ne ñun am nañ ay ndombo tànk donc suñu gisee ñu mel nii amuñu ay ndombo tànk di dem guddeeg bëccëg suñu consort gi muy man ak naboog ñeneen ak ñeneen war nañu gën a góorgóorlu xool ci ñoom roy ci ñoom xam ne ñun dañoo war a am humilité am ndombo tànk warul tax ngay balballu wala di rëy rëylu ndax am nañu ko amul di def lu ëpp loo xamante nii ñu am ndombo tànk di ko def donc vraiment c'est le message que je voudrais lancer di wax ne ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax encore une fois de plus damay terminer ci sama frère Ahmed Mbaye parce que sànq bi may lim les responsables limuma ko parce que comme moom suba dafa am lu am solo lu mu war a def ñu war ci teew moo taxoon ma ne naa ko mujjee et incha allah dinañu ci teew ànd ak moom di la encourager loolu mooy wane ne président de la république géewam mi ngi gën a yaatu géewam mi ngi gën a mbir te képp koo xam ne yaa ngi ci ànd ak moom dinañ ci ànd ak yow pour ensemble qu'on puisse quand même avoir une victoire éclatante en 2019 maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. su ma ko yëkkatee dama koy teg si loxo sunu sëriñ sëñ Mbacke Fall bu sëñ Modou Moustapha Fall. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, honorable Abdou Mbow, Monsieur Demba Diouf, directeur de cabinet du ministre des Forces armées, Monsieur Mor Mbaye, responsable politique dans la zone nord à Thiès, Monsieur Abdoulaye Dieye, président du mouvement Siggi Jotna, honorables invités en vos rangs et qualités. maa ngi sant di gërëm aussi les femmes leaders de la zone nord yoo xam ni balaa may yëkkati samay kàddu ñoom laa yëkk ndax saa yi bu ma leen fekkee ci jotaay sama xel gën a dal ku ci mel ni présidente comité consultatif bi mooy Fat Badiane femme leader boo xam ni boo 67 groupement dans la 87 groupement dans la zone nord
di gërëm Matou Sey ak Fat Sey yu kër Maam Alaaji ak Fatim Thian ak Maam Sey Sarr ak jigéen leader yi ma fi fekk yëpp mënuma lim ngeen jéggal ma ak daayira yi ma fekk waa Maam Jaara Buso ma lay dama ne woon tey sax duma wax ndax yàlla xam na ni wéruma dama am problème de tension dama ne sunu kàddu ñun Alliance pour la République ak Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp ñu ngi koy jël tënk ko jox ko le président Abdou Mbow qui est le porte-parole du parti mais dafa fekk nag su ma ñëwee fii taaxi kaw gii foog sax su doon benn kàddu ma sànni ko ci ndax balaa may aussi yëkkati samay kàddu maa ngi gërëm sama nijaay Saliou Guèye mii nijaayu baarataal mi def joyau bi dans la zone nord di fierté taaxi kaw gii tuddee ko sama papa yaay mu njaay Thiaw si ma lay mënuñu lu dul sant la ak gërëm la ndax nag ba nga jàppee ba léegi bàyyiwoo te booba ba léegi amoo benn moyen benn ndomba tànk booy takk ndax nga mel ni Abdoulaye Dieye booba ba léegi nga taxawal les femmes de la zone nord yaa ngi ci ndimbali yaa ngi ci koor yaa ngi ci koor yaa ngi ci tabaski ma bëggoon tamit président Abdou Mbow comme ñëw ngeen fii tey si zone nord si plus particulièrement à taaxi kaw ngeen xam ni zone bi mooy zone bi gën a défavorisé si Thiès ba may nekk daara fii laa nekkee woon daara man taaxi kaw gannu su Madina Fall bii ba léegi taaxi kaw bi mi ngi nii marché Ndelaw mbaa ngi nii booba ba léegi dara changé wu ci ñu bëgg président Abdou Mbow c'est une doléance des femmes de taaxi kaw nee nañu ngeen jàppale leen ci pour marché bi ñu réhabiliter ñu ko parce que marché bi depuis pratiquement léegi si mu wat 50 ans dara changé wul te tamit bëgg ñu gestu aussi zone nord ndax cadre yu ci bëri fii la ñu sosoo tamit waa zone nord ma bëggoon ñu waxtaan ndax nag ay at a ngi nii bañ ñu defee yetu xeexukaay surtout zone nord mu doon vivier électoral kenn booba ba léegi la ñu tey la dëkk bi gisoo leen ko déggoo leen ko seen doom ma lay ñëw na ànd ak baarataal ak Mor Ndiaye Mbaye ak ñi mu war a àndal ñëpp bëgg tamit nag ngeen ndax gor day ragal gàcce ngeen jox une majorité confortable si école bii ndax baarataal mi ko réhabilité mi ngi si wetu président de la république tey nag volet politique bi du ma ci suux ak kaddu ngërëm laa cant rek ndax comme wéruma donc xam naa ni incha allah le président Abdou su toogee dina gën a mën a waxtaan ak yéen si yoo xam ni président mbëbët ko benn boo xam ni liñ ma dénk muy saxaar gi nee na chemin de fer bërki démb la ko réhabilitaat chemin de fer financement yi pare na su neexee yàlla suñu eggalee TER bi day ñëw ba max ko mu jógee Thiès ñu ba max ko ba Mali su neexee yàlla te financement yi pare nañ te ñëpp xam nañu chemin de fer xolam muy Madina Fall gi taaxi kaw kër Cheikh kër Maam Alaaji ndax ku ci liggéeyoon ba retraité soit nga jël sa doom wala nga jël sa jarbaat mu war a téewaat kër gi mais incha allahu rabbi président de la république nee na chemin de fer bi saxaar gi dina ko dekkalaat te li doon Thiès di dunde mooy saxaar gi muy poumon économique de la ville de Thiès dina dekkiwaat su neexee yàlla donc yéen jigéen ñi maa ngi leen di sant di leen gërëm xam naa ni si yeneen temps dinañu amaat yeneen jotaay donc ñu ko commencé ak Benno Bokk Yaakaar di ko def ñëw mën a waxtaanaat ak sunu jigéen yëpp di sant ak di gërëm ñi fi nekk ñëpp maa ngi. ku si nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di nuyu mbooloo mi toog fii yëpp te xam ni tey ki tax ngeen ñëw jaral na leen ko ndax mbooloo mi yëpp ñëw teew si fii loolu ku ngeen yëg rek ki nga xamante ni moo leen di taxaw. seen préoccupation rek a tax ngeen ñëw mais damay profiter ci occasion bi tout d'abord nuyu le vice-président de l'Assemblée nationale monsieur Abdou Mbow ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di rafetlu sa liggéey bi ngay liggéey fii sa Thiès donc faruma di wax ci nit wante monsieur le président Abdou Mbow nous t'encourageons donc ba Thiès newul woon dara si ñuy jàppale président Macky Sall donc je pense que vous êtes le premier à entrer sur le terrain Kawouta parce que ku xooloon ni en 2009 kenn ñëwul woon génn taxaw di wax président Macky Sall donc vous êtes le premier à défendre les intérêts du président Macky Sall donc loolu ñun fu ñu toog dañ koy wax te dañ lay remercier ci loolu te boobu ba léegi yaa ngi si taxaw si di si liggéey bu am solo malgré wax yi am yëpp ñun xam nañ liggéey xam na fi nga féete président Macky Sall donc ñu ngi lay encourager sur loolu di la remercier di nuyu le directeur de cabinet Demba Diouf kooku moom sama xarit la di sama mag mais aussi di sama soppee ndax nit koo xamante ni li ko ñor rek mooy
président Macky Sall nit ku loyal derrière le ministre Augustin Tine. Donc vraiment monsieur le directeur cabinet ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay mais aussi di nuyu suñu sœur di suñu xarit di suñu jigéen soxna Seydou bi Dégène de PCA du Petit Train Bleu nekk responsable fii ci zone nord. man damay sawar di wax ci moom ndaxte lépp lu mu xam ak lu mu am ci zone nord dafa ciy boole. donc di nit koo xamante ni aussi elle fait partie ci ñi nga xamante ni tey ñoo njëkk a taxaw jàppale président Macky Sall fii ci Thiès. donc ñun ñooñu mënuñu leen bañ a naw lépp lu ñu dugg rek foog ñu waxtaan seeg ñoom ba ñu xam ni kat ñii lépp ñoo ko waral. mais aussi di nuyu le responsable monsieur Mbaye donc Mor Ndiaye Mbaye donc ñu koy nuyu di ko jox wàcc waayam ñu nuyu tous les responsables yi nga xamante ni ñoo teew fii. mais damay jox mention spéciale suñu frère Malay donc di ñaan ngeen tàcc ko ndax lii dafa jafe moom wootewul meeting ngir tëgg ay sabar mais dafa woote loo xamante ni dafa accompagné par des dons donc impact social la def ci askan wi. donc tey le président a décrété l'année 2018 comme année sociale donc moom il a bien suivi le dynamisme du président Macky Sall. donc tey lii muy def nii vraiment kuy jàppale président la parce que ñëw na ci couche bu gën a vulnérable taxawu jàppale daara yi jàppale askan wi jox leen ay dons donc loolu le président Macky Sall soxla loolu la askan wi soxla te loolu mu ngi koy dox. donc monsieur Mbale vraiment kontaan nañ ci yow trop te xam ni kat lii nga def nii ñun dañoo touché parce que bi nga ma woowee au téléphone da nga ma ni kat bëgg naa nga ñëw teew ci sama événement parce que ñoo bokk gis-gis ñoo bokk vision parce que action yi ngay def gis nañ ko ci Thiès. donc ñoom ñi ñëpp di responsable APR ils sont reconnaissants ku si nekk di nga ma woo encouragé ma si li nga xamante ni moom laay liggéey te ñun ñoom la ñuy dooleel. mais aussi bu ñu leen dooleelee aussi suñu bopp la ñuy dooleel mu wàcc si dellu si askan bi pour askan bi mën a jot mën see jot. donc vraiment ma lay on te félicite donc lii nga def tey ñun ñëpp war nañ ci jël exemple kuy wootee ci meeting wala Mumbai muy ànd ak ay action sociale loo xamante ni population bi dinañ ci mën a gis seen bopp. donc tey je parle au nom du cadre unitaire doomu Thiès ñi nga xamante ni tey ñoo yëkkandoo di dóorandoo muy le président Babacar Fall président Thiès sur les rails du développement xam naa mu ngi si yoon bi léegi mu egsi di wax aussi sous le contrôle de Mamadou Gningue le président de ASP. donc lii mooy Thiès mooy ñu booloo fédéré liggéey dans l'unité coow li jaru ko ku nekk xam nga ki la mën ku nekk xam nga ki président Macky Sall wóolu ñun ñëpp li ñu tax a jóg mooy le président Macky Sall am majorité au soir des présidentielles du 24 février te loolu ñu ngi siy liggéey bu am solo parce que li président Macky Sall di def fii ci Thiès ku gumba ku ko bëggul gis na nga takk say bët parce que président Macky Sall réalisation yi muy def Thiès am na si priorité yu am solo donc autoroute à péage baa ngi fii aéroport Diass bi mu ngi fii projet KMS 3 bi mu ngi fa yeneen ak yeneen mu ngi fi waxu na nag ay PUDC ay CMU bi nga xamante ni mu ngi taxawu askan bi les couches sociales les plus démunies donc je pense que tey ñun waa Thiès war nañoo jógee ci situation bi ñu nekk mooy situation rébellion parce que dafa doy donc ñun tey li ñu ñor mooy naka la ñuy defee ba jox le président Macky Sall ndam deuxième tour pour mu yeggale réalisation yi nga xamante ni mu ngi koy dérouler mais aussi les ambitions yi nga xamante ni am na ko fii ci Sénégal donc ñu ngi ñaar toutes les populations thiessoises pour que ñu boole suñuy xol boole suñuy xalaat jàppale président Macky Sall pour mu mën a am ndam donc waa zone nord nag yéen da ngeen si war a jouer rôle fort parce que tey fii li fi nekk si électorat am na solo donc bu ngeen amee nag ay doom yu taxaw ay mbokk yu taxaw ku si mel ni Malay donc vraiment di jëf si yéen di leen jàppale di leen taxaw donc vraiment war ngeen ko moom aussi taxawu ko may ko ndam parce que loolu mooy fierteem loolu aussi mooy ñun suñu fierté ñun ñëpp donc daal maa ngi leen di ñaax élection yi di ñëw zone nord nañu relever défi bi
parce que compté nañ si yéen trop pour que président Macky Sall mën a jàll au premier tour. asalaamaaleykum jërëjëf asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo ki nga xam ni mooy kilifa jataay bii ñu nekk muy président Abdou Mbow di vice-président de l'Assemblée nationale sànq maa ngi ko koy wax léegi ci fi ñu nekkoon ci biir kër gi ni ko nag yow yàlla moo dogal ci rang protocolaire bi tey man nga toog place su président de la République monsieur le président laa koy woowee parce que mooy këram di ci tegit ñi nga xam ni ñëpp ànd nañu ci délégation yi fi teew tey muy monsieur Demba Diouf directeur de cabinet du ministre des Forces armées monsieur Augustin Tine ñëw fi ci turam mais ñëw fi aussi ci turu monsieur le ministre monsieur le président Abdoulaye Dièye de Siggi Jotna maa ngi koy wax léegi aussi félicitations yi nga xam ni ñëpp a ngi ko koy adressé ndax bi mu ñëwee dugg si ci mouvement ak mouvement ci parti bi ñëpp yëg nañ ko ñëpp sentir nañ présence am sunu sœur Seynabou Ndiéguène di présidente du conseil d'administration du Petit Train Bleu ak it nag ñi nga xam ni ñëpp ñi ngi fii ñëw fi ci turu monsieur le directeur général Oumar Diop ak yeneen délégation yi nga xam ni yëpp ñëw nañ fi teew fi di sant bu baax nag sunu rak Malay Diop ndax li mu def day lu rëy te tàmbaliwu ko tey def lu mel lu toll nii même bu fekkoon ni du ci politique mu def lu toll nii muy ay action sociale comme ni ko ñëpp xamee mu yàgg ko taxawee ñun ñu xam ci lu bëree bëri yéen ñii nga xam ne ñooy yéen laay waxal ngeen xam ci lu bëree bëri ku mu ci boole rek dimbali na la amal nga ko cant amal nga ko ngërëm Malay nag mën naa wax ci moom lu bëree bëri nit day faral di wax bu jigéen nit naan matuma ci moom seede mais man mat naa ci moom seede ndax li ngeen xam ci moom lépp xam naa ci lu ñu toll wala lu ko ëpp ci am jomam ci am fulaam ci am ngoram ci am fit ci aussi bëgg goxam ndax defe naa ni loolu yéen kenn ku nekk ci yéen mën na ko seede du ma sori nag ndax fi mu ne nii guddi na mais rek bëgg naa wax ni ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ñëpp ci ginnaaw président de la république mën nañoo dox di yëkkati seen bopp ca kaw di yëkkati seen i mbagg parce que bilan am nañ ko dama bëgg bu baax ngeen jàpp loolu te xam ni bis bu leeral bilan wu président jotee dinañ ko leeral clairement ndax dañu ànd ak moom di liggéey xam li mu liggéey aussi lan la lenn lu nekk ñu xam fan la ko jëlee woon ak fan la ko yóbbu bu ma leen ciy tënkal rek yenn yu gàtt ci wàllu électricité ku nekk xam na li Sénégal doon dund bi courant ni mu demee woon 2011 lim fi fekk président Abdou Diouf ak régime socialiste la ñu fi indi woon ci puissance Abdoulaye Wade bi mu ñëwee ci fukki at ak ñaar dafa def lu ni toll président de la république ñëw ci ñaari at mu def lu toll ni boo boolee régime socialiste ak régime Wade li ñu fi def tey jii li nga xam ne nii dinañ ko desal ci puissance su courant mu ngi tolloog li nga xam ni moom la fi président fekkoon ci 2000 bi mu président Abdoulaye Wade bi muy jël pouvoir bi fenn foo mënti jël muy ci éducation nationale muy ci wàllu mbay mi muy ci wàllu infrastructure yi am nañ ci bilan yu probant yoo nga xam ne nii mën nañ koo wax mën nañoo jàkkaarloo aussi ak ñi nga xam ni ñi ngi ŋàññi président di bëgg a wane ni defu fi dara wala di bëgg a tilimal li nga xam ne def na ko fi mën nañoo jàkkaarloo ak ñoom aisément ci ay débat yu leer a leer te incha allahu rabbi dinañ ko def ak ñoom ba mu leer ci seen bopp ni fa ñu jële réew mi moom moo sori mais domaine boo mënti jël def nañ ci ay réalisation yoo xam ne yu wér a wér la luñ mën a teg ci kanam nit ñi loolu je pense que dinañ ci àgg incha allahu rabbi fi mu nekk nii fi ñu toll mooy di ci soññaat nit ñi
ci liggéey bi nga xam ne defoon nañ ko ci inscription yi ci liste électorale yi taxawaaw yi nga xam ne yëpp responsable yi nga xam ne ñi ngi fii taxawoon nañ ko ci pour renverser tendance bi ba nga xam ni ñi nga xam ne ñoo favorable président de la république ñu inscrire leen massivement ci liste yi travail boobu nit ñi def nañ ko xam nañ ko remercier nañ leen ci li ci des mooy ñu consolider ko nit ñi fexe ba dem récupérer seen i carte téye ko ci seen téye bu wér a wér bu élection jotee ñu jox président majorité au premier tour incha allahu rabbi ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah